ako ya bije drum bika banno hadama duwum mo kama wonyama longolong isi man satallaje asala nemo kuto tayandi hadama diwolu kan sakamon nan men imamire janni de karala banu ko mi yalo kay asitara detering fere ke don ye fan kelendi yela ngani yo nyandi hadama diwol beye ولكن سطر لكم فإن فساد القلب بالتغائن داء عيا أكو هذا ما جوا صنمو لكنيا كونن يا كما كهذا ما جوا المميبكم إباديولو إسينولو دينا دونكل تانولو يبكم أكو ومجانكرو لكي من أجارو كولي أتباكي من هذا ما جوا صنمو تنيا تو نياما كأجارا كتنكي ala ngani yo sininya ala la jongole wodal a doktoro bika soto no kotenke andum nin sonno mo be wonyama akatariya baka ay do limani kan membe misilmo sonno mo kono isaje asabe tutuje limani asiboy hasibi adam masituje anin famwaro nin konnante ya na'udhu billahi min dhalik ولكن استغفر الله وما أسرع أن يتسرب الإيمان من القلب المغشوش كما يتسرب السائل من الإناء المظلوم مثل ما ينفلره كتا صندمولو كان أقوم ما يتباكي هذا ما ديور صندمولو مثل ما يما تجي أتيم من سكيتي هذا ما ديور سوفل كنو صندمو ولكن من ستى الله صورة عدم مالا يكون جيل من ستى الله لبوتي أن المسلم هذا ما ديو صندمو الإيمان يكترجيلتو كافر يكترجيلتو كندي يكترجيلتو كندي يبال يبجيلتو حاسدي يبجيلتو كننت يبجيلتو إننت يبجيلتو بيت يبجيلتو jaw ya bijele to amma jiwa be sondo mole kono bari fan waro anim bala ma fana bijele to walakin na muslima ya ay hadama di sondo mo kuma yandi bake sondo mo men be findin mun ya findi wolem nan ya jawo waka amari la barani mal bele halaki aya be tinya sama fen keta baraken doti amari la suful la anala nyanya akabere tutu ayatinya bari sonno mo men ben noraring be mala ring ngani nyima kamma ani hani inante ya kamma man satalla kabarako jindi ala barandi walla ani ala barabalu isaji wo sonno mo kayro katariya baki kadunnoje lakinna satarlako ونظرة الإسلام إلى القلب خطيرة فالقلب الأسود يفسد الأعمال الصالحة ويطمس بعجتها ويعكر صفها أما القلب المشرق فإن الله يبارك في قليله وهو إليه بكل خير أسرع ينمت عبد الله بن عمرو بن أكو إننا يكيلانينك صلى الله عليه وسلم إكايكو جمال موت من في سياتة مولبيتي كيلاكو يكو ولم من الصندمو بسنيارين ngani nyima dammal bije anim balafa anin nemo man satalla la gafi wol be hadama diwolu anin hadama diwol tanolu so no mi yaron ko junubo ta kono kutum kanna ya ta kono pare jumalugo uraro le ayada jumalugo uraro jumalugo warta bakele yebe ba adama ta jumalugo la iko jumalugo la dutta aljanna jumalugo la ya fundije jumalugo la ya jindi dunya kono jumalugo la apata jumalugo la alkiyama do lugo belola jumo awarta
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مو بي كونتون توني كونتون لا مومروندي يالون كوي بنجي بي كان تمبنا مو بي كونتون با فلا لكو رمضان مبارك كوتكه mbe Allah subhanahu wa ta'ala tentula mayende mano fo bi muruno tanale jam nale continue badi yakachala comme dalta ka kenyamen kuul me yalon ko wala be dending Gambia la kuola kol me yalon ko wala be kiri me yalon ko amantaranteni te be mako e ka amantara jama mudu fana mako e ka mel yalon ko ay man findino ka diamu no faye ambe ala tentula wakama sister yama baraka bake ala min sisa ala baraka mol men bebe njibe kanyen tembe namba falale ko ala baraka bake katu wato watem fintita na alkala jo be bula jela be kukurun dinto ali abula je ale na ale njibe ali ala commento ali ala credit colta ale programme siya wakama mbal be tentula mbal jayila nimbota wala doron be Allah subhanahu wa ta'ala danila nyang albalame yalan ko wolbe duniya kono ay jamamu be jahal bari Allah subhanahu wa ta'ala nin ala jondingol jahal tawato watin kambulo la ngadani ala wo mari ay nyin kuran bondi gambi duniya be kono bayra duniya be la jala manke gambia dammati so wo kama abe melkan ala wo mari ya wulindi kan kayra kono ntol mem ma totalement ala yentol fanan tankama meli alon ko ametu alma alay la jango sono ya wol fanaye so wakama mba falale ko ala baraka bake comme nga fale nyamen kununko ka fale ko nen ala yembeni si bima mba muruna le janna kotake nga badi ya katake ko wala men yalan ko wala be dendi Gambia la ko wala tabi anim fana lamin kante be nyaadila anim fana mbe kachala ko wala mel yalan ko bele dentala kado ngalone ko Gambia mola banku di yaman for moti motante moti momorondi ila miralo menti me yalan ko miral kendo le yola mira ko be Gambia sambala nyatole andena be jama da handila le mobe ni wo miralo le kana so ni momoro ni mbake ka ala nen kilaye alma ala ye dima ni momoro ni mbake kan dalilo la kama man taro dalilo fananje ka bafale ko ya alamuta kado kukurinde Allah subhanahu wa ta'ala ala be dendingala so wo kama bi fana murtale janne mbe MC Cham soto la nyaato domandi me yalon ko atelen GDC la youth presidenti na fana mbe kuodol kachala mel yalon ko wala be dending fondinke wala karola la vice president e kumo men fo til dantan ko manna anden be kol fanan domandi kachala mel yalon ko wala be dending Gambia la ko wala katu atabe jela fan corruption minister ibe nyaadili ibe finding kodi corruption minister o baritale mo bukaje kotake so wakama mba falale ko ala baraka jiberlal ni lamoy lalu ni programme si alalu mba falal be ko ala baraka bake so wakama sorry ali ala ko be ndinga nyin kolta allo yeah wa MC kuma tena manzi introduction wa de ala connect some minutes here okay so wakama damma doron mba falale murutanan janne ngamira Gambia mbada tila ninku dantan na ko mi nga fale nyame MC Cham mi na lambe ko dol katala membe dende Gambia la nyaato tala andani GDC fana mun preparation na soto na ta Gambia la nyaato tala kana funding ke wala karola ninku jamalu so bari bi mbe kacha rinkela le me yalon ko be minute lulu minute wora kacha damma malla fay tambi wala nga ku do mandingol discourse mel yalon ko wala be dende Gambia la bi so wakama bala fa warata yes Ibrahima Sedi gan bella ino li la inshallah maybe kola solta si yalla baga yalon malavi kianko le boy ya fako wajibi abe sundi na mandi amu ba fa ngono bi yalon kianko la nin job ko nan ko le ka tara pareri ne ka badi bun ko je bari bella ino li la inshallah so wakama mbe kachari malal ye janne me yalon ko Gambia la kuwo fa abe dendi wala la ntelafta mbadin Gambian kolul melbe lamoy kan melbe njibe kan fo Gambia sobe ntolum pareta falindir wala le ban fo Gambia sobe ntol Gambia nolu mpareta le Gambia yeta nyato kadunte nte personally nte wo maji
nde mantaraje kanko Gambia nulun to laftale Gambia ke kilingoti to lafta fenal me yalon ko abe Gambia sambala nyaatole wodama wolante jahal mbedamen to sain ka jibe fo Gambia nul dega laftale Gambia ta nyaato fo laftale Gambia be nunyama nga muruje nte wala mun na jahal dati bi katu niya jibe alama alayen tanka mbota men kono sanje muwannin fula sanje muwannin sabako mum mota diamula ni bite lale be mira la sama jannin fano be kala ye juma la samba ni bite lale be mira la jannin fano be kala iba moy la ye mo jelle bay do ko wala ni bite lala ibe mira la nin fano kete be mo je iba fala ko mo jelle manje mo jelle filite maji mo jelle nata men la so kono ye samba e mechi ndol Gambia nol meta wo konole meta kono sanji muwan nin jelumba kono nim fano kedam be nyonyi nin kala biyo ka yemune moy jumala filit ya jumala sama mo kan bu kala fi sela la santo mo bu kala fi yafo mo ya moy Gambia nol nata nyokan Ousmane Sise Gambia nol nata nyokay ko 2016 wo ko membe kering ndol Gambia nol lafta wo ko lebo iko alanga kafu nyoma nga falindiroke ande nga falindiroke wo kama malafi police ya molipa malafi moye filala mol tajela malafi moye soron me ya lon ko amari man soron ku woke ande malafi moye tara siri ye jeki ya bayala palaso do waya tara man fenke ndol Gambia nol bele den tan ko alanga nyinkele ande ndol Gambian kilingolu ndol la kafuta nyoma ko mbatata le ndali batata sirli ne slote nyol membe ndato mbatata la itaran dato lafita wolbe bondi and then mbekuma kilim fala ninka moy mol ka foko ha bayri Gambia government molbe diam kan men diata me ye ka fole ha tenin president Barrow ya hey Gambia dingo Gambia dimba Gambia dinkendo laftanu falindiroyke mo bele yake mol sototal melia lon koy be front line ye do kuwol ke ye diamul ke diamu tay meta diamu la dolu fata kono alma alay ne manin kafar ke pour falindiroyke woto mba fa la president Barrow na la mansa kunda ye ko Gambia nol fan les lote bondi fan wadatu karu Gambia nol la wuta ye karso fay kayita ndiko man sakunda membe jam man la fala mbatatale lafta falindiro la woto president Barrow na la mol mel ka foko president Barrow ya bla men diata me ba fala Gambia non tol fan les freedom ñini faye Gambia nol fan les freedom ñini faye because Gambia nol batata natar ani mu nek da Gambia nol man finti ye carte o fay falindir ta kalamba continuer la wakilon la ñama mol fintital mel yalon ko sanjilul nim febe diamula mol fintital mel yalon ko fintita anibi la dimbal meje mel yalon ko bala fa warata ngamra Gambia mel ka diamu ka foko president Barrow le freedom ga ngamra wol mari ñol kanyina wolal mol mel yalon ko fintita la dimbal meje kotake mol mel yalon ko be fo front ibe nyaato ifata ila dimbal me fura waje alma alay ne manin kafarke ibatata Gambia il ofta mo ne jala kaje ko Gambia membe je num to anyo kana soto so wo molio wo bata membe ke wo molio wo bata menke ye ko membe ke ani sai Gambia freedom of speech mfali adim fanna kadu Gambia nol bele batata kunto Gambian jamal la batata kun dolbe diaspora wol diamuta fo batata dolbe suwo kono ni yo wol mutay be wol fala wala dimbal teje and then dolbe suwo kono wol fatala wala dimbal meje so wa 2016 wala ya itandi ko Gambia nolu katata nyole ko lafta falindiro la barka bidin 2016 batala ndol Gambia nolu ani sa fon falintale bang ngamra nyanta ka nyonyinin ka walal fine nga freedom of speech nyinin ka mfangol la lafta ka diamu mfangol la lafta ka je ko membe kerin Gambia aibo MC Cham, we welcome you, MC. Rana MC be join na la nyaato do man so fangol le nata nko malafi wo butero la malafi wo sorondiro la malafi ye mo soro me ya lon ko aman kuke malafi police le na ye tilimbal ya mo la yatela hajo la fenta balaji and then ntol nata ko teke nga mol soton ko no melia lon ko ani julo bula dolu kuoda
ye turnandi walta fahamuro kala ala akatu ala la ko boyni bari modol ane julo bule ko kan ye tonindi wal nana ta fahamula membe keri as long as amantare tol affect kan iba falal ko amantara keri Gambia nulu nyanta wa hasidi yala bulala as long as kuwanin amantare ita toraka amantare ita la dimba ya toraka ita kumata ko ha kuwabe is normal alnga nafika ya bulanga hasidi ya bulanga denyo la nga Gambia doku billahi wallahi tallahi nga kuwamen kurukuru Gambia nga kuwamen kurukuru Gambia ni wotata wo kontineta Gambia Allahu akbar alma ala yentol dema ala wo mari alma ala yentol dema ndol ka kuwamen tan ka kurukuru Gambia te ni wokabe kontinela ha ndol ka kuwamen kurukuru Gambia ngamira ala wo mari nga damen to je fo modol be wala je kam bantamalo ndol Gambia nol be kuwamen kurukuru kan Gambia kono ni wakuwa kabe kontinela ni wakuwa kabe kontinela ngani nafika yala ke jang nafika ya nga wala ke jande mba fala ko to nyalam ya jamba membeta be mo fala be mal Gambia nol fon le munafikoti yena yesu kusuku ikoy ko kari baya mantare la patito ikoy ko no kari nyon wana la fdimbaya be mantare la patito ngani ni moyle Gambia yala on secret agent solle soto meli yalon ko ka information odi state la me yalon ko karimantare la patito barabe do ku kendo la barabay wadi juma len tol Gambia nol bendala wo nafika yala so Gambia ani mu banku din kendo ti bela do ku kendo la as long as imantara president la party support kay laftak inanta ke bayle al lafta wo system kini wo nafiko ni wo jahilolu wala lafta kana ko ta ka wo system kini wo ta ka sama na mo la banko ka ndol Gambia no le ko membata everyday ni belari nunto ikana le yemire ko janni fano be kala malo be jumale bayel janni fano be kala malo be jumale soron mo data ani la kuma fal mo ani kacha ani moto ko no ni sita je buka ani la mola kuma fal buka ani la mansa fang la kuma fal ni mansa be kuja wokeka Gambia nol be denta nga kuwa kele sanji jël mo dol ba kuwa kele kay bu kele dimbal fa nya soto dol tata je wol fata je dol tata je wol me yalon koy fata je ani bi khasidi ya membe sondo mo kono khasidi ya membe dol juso kono mo mel yalon koy fata wo kelo fa moto pour ka wol fa la family la ko acknowledge fa fenta fo khasidi ya membe juso kono biko ni mo fata kuwala mo be ba celebrate la wolu ngote da wo hasidi yani wo selfishness manya dol juso kono pour ka mari fango to fa wo ka dol juso tel alma ala yam fala wo mari nyole alma ala yam fale nyin sunkar ba katan kon yelo men ke la banko alma ala yam fale ala wo mari ala la jango sono yandi bar wo mo wo nafiko ni wo mo hasidol wo le musa nan koteke iko hani mbata men kono fanga mura kono mbata wakelo ni wo kuwel men kono fanga mur wo the same system kono ikota system obula lai work ikota system obula lai ta ile interest moment as long as itol beta makana as long as itol la poto be farine ibe laflal watu ka jahasero ni nafika ya sa to system onin kono wati juma lan tol be fanya la kafoko karimantara nyimpati kanto karimantara nyimpati karinto wati juma len tol Gambia nol bem fanjela ngaje ko Gambia mu kinunta ngambulo di nyola nga do ko ke ngaje ko na political leader kana sele mol ko ka wati wato menne laftala bari watu ntolu nin lafta minala nga nyo hasidia ni tabe place ni noto ile interest moment wala ko karibe jele batu ngawakele bay ni o bodama la mutamari la interest as long as itala family be tamakanne ibe dula soto kanne bitakan damento ibe kodo do makanne free you don't care about others Gambia no la nga nafika ya bula al nga hasidi ya bula ni lafta banko itanya al nga bula kafuko karimu nyin siel ta te wok la mbetara la janne ani nyim president wonte do mina wonte do fana mina wonte ni man hasidi ya bondin sondo mo kono nga Gambia je nyato nga Gambia follow je janimbe na personal interest jala Gambia tita ani janinja ika mo jele fango ako nganyim political party nga like ngele everything be like la bari karimu nyin siolati hasidi yala tambita wal
hasidi yala tambita wala bang yalo ntolu ninna ta politiko la nga nyokela bari mani boto marse wadamu kilinat ni dara sandiro le buga fayda ba political party mento itata wasannat ni dara marse ibuga fo ko hayta nyanta nyina jola bari tabe nyim political party card na to de wo buga soto. It does not really make sense, Usman. Ntol batata ntol Gambia nol batata lem batata. Ani kabimba bata kili wakono. Yetara siri la office ye jeki damay koy ye bayil wala yena ye telephone sika ye call ko ye bayil. Hasidi yalla tambita woti. At the end of the day bugalon fa ye bay reason men fenta fa ñoo kelo. Yetara lari yetara in a public office fa wete comfortable la ni tata do ko wala. Ita tara comfortable every minute iba mira kanko ha karinyol de walba nyim pati karnato karinyol walba nyim pati karinat because yetara sobiri fanna President Barrow ngamre nyante nyaali yela lale now is the right time ye nyaali yele inante nyaali yela lale de katu ko men bebe tama kan ko nyala yaji TRRC e mol da andile at the end of the day nakire ko president le bari mel fanam be do ko la ibe hasidi yala kono to be fenko ni parete ka fa ko kebama la yaf dol ta TRRC ni wal ni kay ko kebama e munafa is your own responsibility as a citizen ila responsibility lam itele yake kebama ya fo kebama ma as long as anil sulo manta ite banku dingo ite ba ke ka ila on responsibility lam so Gambia no nyanta nga wa hasidi ya sifa ngabula nga hasidi ya sifa bula because isobitala ko karibe pati kari na to dama ko ndawa fenga ite to sobiri mobele yeni mobe sobindi ikanali yeni mobe sobindi momorondi yalon ko mari is intelligent wo mari bala do ko wala aman fenke amantare involved kay tele politiko kono yena sobindi nyola yana kaya jambel wato ni nata ye fully so sambay na ya fay ko kar nin nin director nin kar wal mantare la party support kan ya tine ya jambe mo be kala enemy fa addi enaka modol fan appoint na bukala be appoint la nyame Gambien to nyanta finti la system o kono system o memba ya lonko ila appointment will be based ila tribe wala la political party. What nonsense is that? Mun nonsense le wati. So ni nata ye liso sama na ite liso jibe ya jibe be memba wala ni enough ni na kata gamsel nin demand sol nata board of directors buka approve man fenka de tata ya dissolve isite la ajol wo cooking is going round everywhere as long as mo kill left men na wala problem o man solve itale interest bu munati yewo mari bay so Gambian tolbe continue la ñin na fika ya ñing hasidi yalal just kata multa ke report because ifenketale sobitala ko ha wal mun tribe karinat wala sobital ko wal benyim political party le yeta yela ha jotinya na fika ya ning hasidi yala tambita wa. And then if you don't believe in yourself wadama ila life bebe kala wadama leti President Barrow ngamre nyanta ye nyaali yele ni mol membe bala ya jibe yalo ni aja molga ko do soto le ka soto fangal bari ni to believe to ko momorondi yalon ko the person amari my involved in na political party wo mari mu political party din dolati you are just joking wallahi ita be fanna nene ka wajuma lan tolbe continue la wala President Barrow itanata less than 3 good years ye 3 vice president soto less than 3 years 3 vice president ya jambe nala mobile obe ngamera nana mo fon soto Gambia fana ne ya soto alindema less than 3 years ye 3 vice president soto less than 3 years ite managing director mem bondi ite managing director me ibe siri sara ndila doron ni mo yafo iko ha maybe redeployment for foreign service or better ato mari to la nga na Afrika ya bula. I only hope ika memfoko redeployment of foreign service akana ke ya jambe tati because ni na da ya announce GRTS ko ye redeploy le mo buko moy ita bukata dula ito nin tolbe ka bena chino nin chucha do mo Gambia wa bena chino nin chucha do mon tol ni ta be ka continue wala Gambia
ngamira wat system killing wat killing faranta continue la kana ka foko ha ngamari samba foreign mission ne mulena namari be na chino nin chuchu anyol ni super kanja nyol be do ma Gambia wo killing wo strain dama wala fta ka continue Gambia so ni so bita mo morondin yena e koy ko tenin hey Kari is not doing well wo Kari ma fengete bayri ninga nyin sama nje di passing is complicated yena yamari bay wala koy ne Kari be GDC le Kari be GMC le yena yamari bay ye koto ke ye nonsense investigation not start amari yena yamari ta yabay for no reason yena yamari ta yamari bay for no reason Gambia wajuma len tolbe continue la wala ndolo lidan tol la fe mamot inata na jata kendi abunda man fen soto na agriculture fertilizer da mabaga do ko ke yalon fertilizer na da mbeten to la mbe jayi la wala bari yalo fananda mabaga do ko ke na musol yena na yela jabol jurumi yela fengol jurumi yela fengol jurumi fembu kasanoje ibebe lori ndula kilim ngamran tol at this time COVID-19 fama fan some problem moltin tol Gambian tol yenna 1 million problem soto le janin COVID-19 me yalon ko ay Gambian ol fango ko sile wonyanya ko bukata ko ma fanyato ni be problem do so fola yeta do je waya e boy President Barrow ni lafta Gambia be redeploy wala yebay wo matina this COVID-19 phone ko molye wotuji ani bi ani sama we will follow up this phone issue so because I'll not alebay okay you think people will not have time You think people will not have time pour kana ka president ka nying fenke quota ka wonoma? No, it's just a joke. It's just a joke. Billahi wallahi talente fa ka jaxal sometimes in kasilen ka fogo Gambian tol wolu ñun dun tol be dan na min tole mbitala min tole. Sante me yalon ko government kendol be ibe ka tare mi rek ku kilinal ni lota ninja mane la mol lota wol be diamu kan you can see on their faces billahi wallahi talaika bala feyen because yalon ko they are going through a crisis me yalon ko ma dandula long ibita kan crisis lele me yalon ko akole yate bulule yalon ko nyin crisis membe keda be batale ibe batale le economic is going down yalon ko they have a very big challenge me yalon ko wole be nyato but to la mol ni wolota at first you will see the smiles on their faces because they don't have any problem. Imam problem soto. Modul kadwale alama ala yantanka problem o bari modul fanan kadwale alama akodi soto bunda yela. Alama akodi soto bunda yela modul kadwa wala. So ntol Gambia no lunti ajele kontol mampare. Ntol mampare de. Ntol mampare nka falindiro menfo. Ntol Gambia no mampare wala. Nka tonya nga tonya nakare. Ngotonyaje ning alatema ala be konti bole ila baro la le katonyaje kenya la kan tilibula kullelang ikatonyaje kenya la kan tilibula kullelang ye tonyaje te sonna fola bayri be tonya nakare ka munele la poso ibe tonya nakare ka munala nafika ya ning hasidiya ibe tonya nakare ka wol damalal andani to ko tamu misil molati wala to ko tamu cristiano lati yelo inya bala ko dega ngam men fota manke toñati dega ten yelo yana ko he kar ñol wol kay taw ka me kar support la because na poso kan wala me kar support la because amanta affect nafika yala fango tambita wal wala nafika yala fango tambita wala ba nafika ya fango man tambelo all the time yena yetara hasid yala yetara nafika yala ite killing interest ibe millions of people dunde ka with the same problem o kon ni pareta yena yafoko karibada President Barrow nde ndabuka mo jali la kuwala because ite President Barrow itele be sirin wonyinka so nte enka anything for aka direct ita fangla ya bayri tele president woti COVID-19 business o membe keri COVID-19 business o membe keri so itaman problem so do iko mo replace mo bandi mo jase mo bandi won mo alba mira kanal be ñun ko do dama la ñame bari ñun COVID-19 ko do mo mo ron di yow dam ali am rafa na le ñin redeployment o sama pour mo sa concentrate waka mo le ñin billions of dollars men ka dun Gambia no way mol ma ñina la de mol dun te ñina la every day mol be finti la nga fo nga foti ka fo fa am ra mol be ñina la mol ma ñina wala
badin tol ko ya jame ngumata ya jame ka jolal bay ya jame ka jolal emploi kama nin kolum saynata ikumata ko the only thing is bari billahi wallahi tallahi momoron di yalon ko ibe na fika yala ka sielu kuntindi alama ala ya don ko fango ko kan momoron di yalon ko ibe na fika yala ka molu kuntindi based on nothing alama ala ya don ko mari fango ko kan nyin sunkari ba katan ko yalo niya fo mol ka fo alama ala ya don ko kunga as long as ibe molu jaxaseka ibe siol jaxaseka ibe wandi do ko dudal jaxaseka amanke fendi na manke la pos wuda mat amanke fendi na manke la khasidiya na manke fen jawo me yalon ko be sonda mo kono ma bondino wada male be juso kono wo jaw ya men be juso kono wo jaw ya kilin wolba continue ka alama ala ya don ko mari kunka ndol wadju malam be bolanyina yetara do ko dula yewuli dama ye ko ye bayel wala tara do ko dulay ko ina tala teninte ko be political party ñina suspecta teninte na ni afo fa ya ala tan sometimes kana ye bay fay talo na ye bay resentment within 3 good years 3 years ye 3 vice president so da Gambian famol be sinola mol be jibe kamne Gambian ol be jibe kanan du mol man tara sinola ko kilin wal ba continue ka wo kukilin walba continue ka police ol yana yemol muta yesoro without court yesamba yesindi fadiate nyame yenata yesamba court ni mol jande ko na judiciary system is trying at the end of the day fonto le falindiro ka pour trial la ban al nga tonya fanyo fonto le falindiro ka pour ka foko la fala ya try ban hein mo le falindiro ka pour membe keri num wo kana soto kotake mole falindiro kala pour mo akana bayala plateau because of our political affiliation wala la tribe mole wo falindiro lek and then mole wo falindiro menke wo kukino wala be repeat ka every day nganaje every time ye president so donte kabiri nga baro youth movement je follow discourage ta wala kabiri ndo na ma hope so bar kabiri nga baro youth movement ngo history kanala kotake ngumata ko is repeating itself again and then nga men fo kilo la be keka nata ya baro youth movement fen ibe ko di ñino ni jam de president baro go tru wala na nga baro youth movement sambale na be ñin kala ani fen kalas mbata wata waman ka ñande itol mo kilo me baro youth movement kalas itol mo kilo ngol tada ye teri ka fo lo wala na ninki ankol findi de ko badi bun ka teri ka fo ngatula fale ko alkana mol batandal fata badi bun ko badi ka men fo wala toñati sister nyima be nyaadi ko tanante mole be spion albe finding ko di iko men fo wo kuwa wo kilingo len toñati wato ye teri ka fo lo ni teri ka fo lo do malbe nyo hasidi yala ye teri ka fo lo da malbe nyo wuliya fola ye teri ka fo lo ibe mol investigate la on the wato ibe mol bole la based on nothing fenta fo hasidiya ani nyokelo mo man fenkela man fenna fenkela yella fi bayri sobitala ko ha nin to lena political party fo mun to lenin ken nga men famari bu ko wala mbe sobiri ngala yena ya mari kele no good no bad ya mari kele ito man fenkewal ndol Gambia no nimpade danko ha to nyala ngay menke wala be dada ndol fon lafta falindiro la ku kilo memba Gambia no ku kilo dama wala be continue ka Gambians are the problem kay Ousainou degala Gambians are the problem ndol ya expect le same political leader fon be damen ton tol ya expect le be nyanta fintela ko do be duna ali amra fala nyim firim faram fayndiro men ke holba mon nyinande la nyim billions of dollars la ndol mu badi bun kollati wala na badi bu teri ka fo mol ka fa nyame ko ye fansika ye fandi state house fine wa badi bun ko do lu beje wol ba ak anomal al fukolo dunta damen to kilim fula sabanani kilim fula sabanani sorry, let me connect to MC. Kilim fula sabanani. Ndol Gambia nul mambata wala. Yena yemo bole, yikumata ko mandin kolam, wala yemo bole yikumata surwala al nga bay. Ndol be, al nga si yalo muna minakela. Melka cause support wala kanaka victim sold. Yena fa mul man sonna diamla wayatara kabirin nonsense so be keka, nafika ya be keka, hasidi ya be keka. Itamari mantara fen keka, imantara fen foka ibe wo cause nyin support ka. So nana tele area ni mol mandiamu ko nyimbenna area lale ay mandiamu man tenin fo mo buka fem fo men katanta la tenin waya tar kabira bi do la ma fon le mari be deyrine imari buka fem fo moleta mo melon diamol ite mari be nafika ya support ka ite mari be khasidi ya support ka say nana ta tonte la karan la a tonte la ma fon la inata mol ko
mo bebe deri yikuma ta ko ha justice is not served waya tara wanafika yani wo kru yani wo hasidi ni iba ko jibe ka ha iba ko jibe ka betamaka anisay ndol kilingol la nadan ko policeman nyanda muli pan tol kilingol la nadan ko tennide ndol kilingol la nadan ngaje ko di yimina la dama because you are all of or you are a flower or you are a mandinka yeta yebondi la place do fembo ka faje pason ko at the end of the day nganan kilingol le na ngawo complain kilingol le na ngawo complain ha kilingol le na ngawo complain nim pareta nganan nga ñoo blame political leader be nyanta fintilal yaman sekunda put on spot accountability yaje ko nyum kodo kada damento akata mo le melialon ko wolle tamatu wolle sulatal nga wala amanke ko opposition e be fintila yamol da mama koyde ha opposition leader be nyanta fintilal yaje ko nyum billions of dollars men ka dum Gambia aita on the right way amanke ko damma yena damma yesi yamoy national assembly member sol ko tem fennin no ñim furu fara membe kere pour mo la ñina ñim ko di ko wala ñim ko di ko molta ñina la wala Allahu akbar ñim ko di ko ni membe chali basanna ni membe bene ci no tabila ni membe ko ngosanne ya cu ya subu nim computer wata na mo le ñina ñim ko di ko wala ani yemu neketa wata na mo le ñina ñim ko di ko wala so ñim ko di ko mol ba normal al fa danta damen president Barrow inya yele president Barrow inya yele so mo yala mo kamane kesay mo be kalaf le do ko ke onda mo me yala ko ama experience so it's very interesting, it's very nice kat yala mo ne kake mol kanale ya advantage ta mo me yala ko mo be ka fo ko ama experience so ni kay to sambe na yala ndi tableau ka ye fon fere nim fo ye wake so mo be wo advantage kilon la takan mo bebe wo advantage killing wala takan kana ka foko ha bayri president Barrow man fe understand men fen ketam bola kala men fen ketam ba wala kala ndeysan yena yesi ala nalan kilay ye wuli yafo ye hasidi ya dundi ye molu fayndi ñokam pour la poso be wok la ñame wasita ala la ko boy ni ngaju be fambe MCR no you can understand. So nte wo jaxal téléphone nte personnel nte jaxal télé yena damma ye mota ya fay ndi ñokan ye sila jole ya alamuta ya miracle ani fe wala ta kering ha ya mira ani fe wala ta kering yena ni ta parete ta ko ta be sirine yikuma ta he ala la fenkete ha ala fanantalen do talen woto Gambia yalo ya jamal tay mol ka fa moy den nako mo be nak tay ni because mo be kala president la wala mo be kala minister jan the same strange wol ba continue ka the same thing ibato nga MC Chambula ay dunam assalamu alaykum MC alaykum salam MC nge bisimlay programme to ini Suleiman Sa wala nyanta ka Benjambi me yalon ko wala UDP la youth presidenti bari abe provinces la yalon bari bunkol ngalo to la ya jambe support ma fay ko ya sulata network la so mala be kala nyaadi la bari MC nge bisimlay programme to wa MC ñu ngi la bismillah si programme bi ñu ngi jégalu comme ça tey da nga waroon a dajeek Souleymane Sao moom moo nekk président UDP youth movement bi léegi am nga badi bu moom problème la maa ngi ko tiraay waaye ñu ngi doon mën a teg sante waaye pour ma call ko sax dafa difficult network bi waaye ba tere MC ñu ngi la bismillah si programme bi comme nu ma la ko woyee woon rek man Binta Njie laa tudd man fu mu nekk ni bokkuma si benn political party lu ma itteel mooy Gambia. waaw jërëjëf kon maa ngi laa nuyu di la gërëm di la sant bu baax a baax. noo ma invité si plateforme bi. ok bu nga xam ne dañoo disclose et bonne issues nga xam mooy xew si réew mi. bëggoon naa bokk suma xarit Souleymane Sakho benn plateforme bu ñu disclose. wala lii la yàlla dogal rek. maa ngi nuyu suma jigéen suma xarit. Maymuna yaay naka kadi yaay Maymuna. ok kadi yaay mu ngi maa follow fu ma nekk mu ngi maa follow. mu ngi laa follow dëgg. waaw di nuyu ñëpp di leen wan ne man
ndaw laa bu nga xam ne comme noo ko waxee la as the youth president of the GDC. What anywhere pour ma oo pour war a discuss yi affaire yi Gambia am si de sawar trop wax si. Because Gambia dafa toll ku nga xam ne dafa daw yaram trop réew mi. ndeysaan. Gambien si yaakaar bu amoon. si Adama Barrow. dafa tas fi mu nekk nii. because man yaaga naa wax ne nguur fi nekk amul vision amul direction yóbbu réew mi we are only having one intention mooy pour génne fi jàmme after jàmme jeex na there was no plan B for them de bëgg a lambatu rek pour mën a ñëw réew mi soo xoolee Adama Barrow Gambien si ñu ko fàttale ko koy incompetency corruption betrayal of trust Gambie di fàttale ko su génne si réew mi MC li nga wax dafa am solo lool comme ñu ñoo ko gisandoo 2016 Gambian si ñoo booloo nekk benn ñu ne lu nekk di daw si dëkk bi neexuñ ñu nalawatuñ lekkatuñ so ñu nekk benn ñu fayet ñu ne lu fi nekk dañ bugg a mu génn so ñu dem ba tey dafa mel ni yu bari dafa am yu wecceeku ba waaye ba tey dafa am yoo xam ne des na bu baax te loo xam ne war nañ ko séntu bu baax te MC man lu ma la bëgg a laajte comme yow GDC nga nekka ba pare yow ndaw nga te gis nga ndaw yi nuñ dee soona nguur bu ñëw rek dañ si dee soono yéen GDC si seen kofat yéen yan plan ngeen am pour ndaw yi because man si groupe boobu laa bokk ba pare ñu ñëpp a soona si xeex si wax ba léegi duñ dee gis dara nguur bu toog du ñu dee xalaat well anyway ñun GDC as a party man bokk naa ñu xam ne as the youth president suñ parti bu ñu ko stabilisé I was the first youth mobilizer of the party parti bi dafa am suñ slogan sa mooy youth and women empowerment pour dooleel ndaw yi and right now parti ba encore de soo xoolee how many of young people ñoo nekk GDC ñoo xam ne ñu ngi fair guy at the university ñi MDI ñi Gambia College am na xam ne tey ñu ngi empower guy with skills training am na ñu ngi jox guy with good money pour ñu establish business dimine seen boppa wala ñu jox leen access boobu jigéen itam wàllu naato yi wàllu garden itam ñu ngi leen ay garden jàppal leen si wàllu agriculture so as a party bi nga xam ne less than 5 years in naka lañ ko register but party bi contribute na lot towards national development ma ñu ngi ko embark support youth yi even so xoolee national assembly elections GDC have 90% of our candidates were young people because so xoolee even we have the youngest MP at the assembly the age of 24 years Omar Cissé loolu dëgg la during the chairmanship we also have the youngest chairman candidate chairman ci as Kuntawu area council chairman ku nekk Kuntawu yes he's a young man sanga party bi we are empowering the youths like me example I am the youngest youth president in the entire country no political parties are the youngest president the same time amongst youth age bi la nekka so party bi am na a very good program for the young people of this country but si wàllu nguur bi soo xoolee nguur bi dafa am na ngay campagne mooy ñun dañ campagne ne ñun dañu dooleel ndaw yi dañ jox ndaw opportunity Adama Barrow dafa ne moom su jëlee réew mi dina create a job employment for the young people loolu amul dara xam ne tey soxla lu moom baaxu Gambie mooy Gambie am na géej baa ngi fii am nañ suuf loolu géej bi right now ñun ñoo fa nekka Chinese yaa fa nekk ak Sénégalais ñaata Gambie la gaa di employé foofu ñaata Gambie la gaa di opportunité ndaw yi pour ñu liggéey foofu loolu daw na yaram lool dafa mun ne nguur fi nekk nga xool li cabinet bi Adama Barrow ministre son cabinet la bi yan ndaw fa nekk kenn nekkul fa ñoom dañu empower the young people instead they are using the people young people ne waaw ñu ngi créé opportunité for young people nga xool ñaata millions of euros over 11 millions of euros moo ñëw mi fii employment of the youth ñu ko defee mooy organise workshop suñu paree jox la certificate from there nga ñibbi sa kër mën a xaalis boobu pour ndaw yi loolu yëpp moo tax bu ne Adama Barrow suñ ko fàttaleku suñ génne ci président bi mooy corruption incompetency ak betrayal of trust dëgg ko fàttaleku nguuram si liggéey yi ba pare MC maa ngi fàttaliku soo waaye millions of euros bu ñëw on youth empowerment ba pare pour gars yi mën a dimbale return yi si tamit ñu ngi gis ne lot of them soo seetee soo interview ñeneen ñi moom dafa daw yaram loolu so man suma opinion bi
comme nu ma daan waxee rek ba léegi man dama foog ne youth employment bi des na si dëkk bi few days ago man ak yow ak ñeneen si media bi yëpp dégg nañ ne vice président bi génn na ak maire di wax ne moom dafa dañ doon uti ñetti fan yu gannaaw dañ doon uti ñuy wàccee maalo bi ak ñu koy égal ba pare amuñ ñetti fan ñu ngi uti ba pare youth yaa ngi toog te loolu yëpp dafa ne employment soo si fekkee ne yow égal maalo bi wàccee maalo boobu loolu moo nekk employment for the youth yow loolu naka nga ko gisee waaw boobu yow naka nga ko dundee. waaw am nga loolu moo laa woon ne li government bi ñoom doon frustrate suñ demee ñoom ñoo doon baaku ne am nañ 70% of the people some of the people. waaye ngay cry ne amul ay nit yoo xam ne ñoo war a dimbale nga wàcce maalo wala wàcce sukar wàcce égal wàcca. so ñoom day have Barrow Youth Movement ana Barrow Youth Movement. waaye nag Barrow Youth Movement la ñuy dem. waaw gars am nañ Barrow Youth Movement kay. waaw ñoom amul benn programme for the young people dañ frustrate bu nga xam ne léegi daa mel si jox nañ gannaaw yow soo taxawee tey di dóor dina di wax ne waaw ndaw yi ñoo ngi ñëw pour liggéey. mu ne ko yow amul benn opportunité benn opportunité amul ko ci ndaw yi loo am mooy soo time dara tey ëllëg ñaari fan. from there nga wàcce bagage ëllëg nga delloo ko fa ëllëg nga ñibbi ñëpp nga amatul liggéey nga toogaa fa am na yées. so loolu moo laa woon ne wax naa ko amul directions. man sax right now léegi du ma ko woowee docteur. bu ko mën na dama daaw docteur bi fa la ko amee. so man Aïssa Touré laa ko wax Aïssa Touré si boppam. man dama xamul fan la jàngi ak naka la xaatee. parce que nga yaay vice président yow yaay na ko ministre of naka trade and employment. waaw nekk na fa woon ministre bi benn programme ko fa bàyyi. pour ndaw yi. yan ndaw la ñoo jox opportunity ana xaalis nga ma dugal na si sa ministre daa ma fa nekkee pour ndaw yi. loolu yoo ko gisu ko. so they are frustrated ñoom right now ñoom seen problème mooy they have only 1 year in office from there they are going out. okay because that means they are frustrated with them that means they are disappointed with Barrow government. so ñoom lu yaay def nekk dañu làmbat fu ndee léegi ñoom ñu ngay cry pour ndaw yi ñoo dimbali leen te ñoom ñoo doon baaku ne am nañ mbooloo bi am nañ nit bi am nañ supporters yi am nañ Barrow Youth Movement waaye nag nga movement yooyu la ñu wàccel la si nekkoon lekku politics si nekkoon ne war a bi wala everybody they should have contact everybody comme ñu contact youth leaders si parti yëpp waaw ñëpp because waaw unification mun a am ba pare leena lu ma bëgg a laajte mooy MC comme yow yaa ngi woon Gambia and then balaa gay di doon wàccee maalo yi ba gay isi maalo yi Makat Square yow si rajo yi wala si télévision yi wala social media da nga déggoo ne gay ñu ngi def announcement ne dañ bëgg ay ndaw ñoo xam ne si Barrow si Makat Square bi war nañ faa ñëw pour mën a jàppale nguur ji ñu mën a wàccee maalo yi wala lan. non gars yi deful benn announcement bu laa woon ne ñoom pour ndaw yi dem foofu dafa benn announcement even di tender because ñoom dañu wax ne ñu open tender on Friday ne open nañ tender pour mbiri maalo yi ak duuli ni ak naka ak sukur bi bi business community bi ku am business bu ñëw ibi tender yow tender bu ibi Friday sax dañu toog ñu gis naka ay maalo ay sukur ñu ngay dem moo laa wane day sa corruption so kon yow tamit comme yow tamit wóoluloo ne process bi nu mu demee moom dafa doon loo xam ne dafa fair wala. no it's not fair. okay it's not fair understand nga. because the process bi fair la because su nekkee ne ni nga ne ñu Gambie la. bu nekk dafa la reer si askan bi. dafa war a am tender bi dañ ko war a table. okay dañ war a oote ñëpp comme ne yaa ngay jaay maalo yaa ngi am mën ngaa soblaa nga ñëw table sa tender. from there bàyyi nga ñu ibi tender bi su ko ibee def négociation bi. donc doo mën a ubbi tender on Friday. okay nga samedi. nga ñu dem si Makat Square gis fa ay maalo comme ne tender amutoon da was a fake la woon it was a fake tender. it was a fake tender so yow da nga believe ne daal gars joxe nañ contract bi ba pare ñu soog a def advertisement pour tender bi right. of course. yow loolu moo nekk sa gis-gis ba pare bébé MC léena lu ma la bëgg a laajte mooy yow depuis vice président bu mooy wax bi affaire yi ndaw yi yow fu nga bokk ak man yow yaa ngi dëkk Gambien si ñoo xam ne da nga interaga ñoom lan moo nekkoon seen feelings bi seen reaction about vice président bi lu wax. am nga vice président bi ne ko first time mu ko wax. because moom yaaga naa ay way nga xam ne sax didn't make sense. loolu taxaw na si néegi député yi. attaque waa Fuuj yi. mais waa Fuuj yi da waroon ndox fii because Fuuj ñi fa di pas 20 years ñu ngi am ndox ñu ngi am courant ñu ngi am maalo free àndoo ne ku dëgg lu amutoon. loolu waaw loolu discrimination la woon sax. is not done. dafa am lu xew. ñoom raay naa nguur bi ñu ko amee. ñu mer ak ñu xiif ñu amee réew mi. ñoom dañ mer ak ñu xiif ñu amee réew mi. ñaari réew mi su ko amee réew mi dafa fail. and Gambia is a failed state. ndaw yëpp dañ ko condamné
genuine ndaw yi laaw nooy xamee nga gis am na ni ngi xelaat boo ndaw yi xamee dañ topp seen baro because of seen post wala because of interest because du mënuma understand ay member of parliament comme like Sekou Marong mu ngi laa seetaan fu mu nekk nii sax mu ngi laa seetaan he is a member of parliament mu ngi laa déglu he is there to put account to the government moo tax wax naa ko ma ne ko man I want to have a debate no Barrow Youth Movement maa ngi uti number dina link Sekou Marong kan lay invite benn plateforme bi waat ñu wax si affaire bi moom is to the entire Gambia he has been elected to put account to the government mu doxalee réew mi my expect mooy even this tender wala ko mën a chilling to the government but not there to defend the president you are there to scrutinize the president mu doxalee réew mi but every day it's a matter of time they will not come back into the assembly yeah comme man lu ma feel rek mooy ba léegi government bi they are not ready to invest on youths man loolu la feel because ñoom they focus more on Barrow okay and right now nu réew mi demee correct ndaw yi joxuñ leen cër ndaw yi joxuñ leen seen lu nga war a digg ba as ba su nekkee ne réew yaa ngi ko develop da ngaa jël opportunity ndaw yi ba pare MC leen na laa la bëgg a laajte depuis jóge si National Assembly about a phone issue bu vice président waxoon soo seetulu bu baax buñ demee woon Basse si fire incident bi tamit ak nu mu doon waa askan bi ak few days tamit nu mu doon waa askan bi yow naka nga ko mën a rété nu mu doon waa askan bi waaw moo laa wane si nekkee ne dafa jàng because moom ni ku mer la dem na Basse coow fa coow wala affaire yi problème boo den frustrate because dafa métti the majority of Gambian people now they against their government government bi right now amul majority people supportum leen so they are frustrated amul direction bu ñu réew mi so fu waxee dañu mer understand nga because people xam ne nguur bi nekk amul transparency nekk du ko Gambie dëgga so understand nga loolu mooy problème moom la gaa di fi su nekk whatever nga xam ne ñu ngi ko wax élection taawee ñu génn si MC kontaan naa ci ni nga ñëwee ci plateforme bi comme with short notice waaye try nga comme ça Gambia moo la itteel wax nga ci seen affaire politique bi ak ñoo xam ne ñoo nekk ci mbir mi MC Cham ba tey maan ci affaire ndaw yi société Ministry of Youth and Sport li Gambia di ooyee ne suñ ndaw yi nii ak suñ sport bi te ñëpp xam nañ ne sport num expensive youth empower bi num expensive société suñ national budget buñ dee allocate Ministry of Youth and Sport sax man de su ma ko xoolee dama dee bëgg a jooy loolu dafa won Gambian si ne government they are not ready for youth empowerment less than 1% la ñu allocate for the youth ba pare société ndaw yi ak xale yi youth yi ak xale yi ñoom ñoo amee 60% of the Gambia population ba pare sooy budgetal ñooñu is less than 1% loolu dafa daw yaram lool foo naa suñ National Assembly members yi war nañoo seetaat loolu bu baax Sekou Marong yaa ngi ñu seetaan bu waaw suma xarit ñoo ko ñun Sekou Marong ñoom war nañ ko mën a coow dan di to defend the president waaw to defend the president instead da nga defend pour nga defend Gambian ci seen interest mooy number one waaw man personally comme MC gis nga bu National Assembly bi commencé ma gis ndaw yi dama kontaan because dama foog ne ñii dañ nekk suñ catégorie ba pare dinañ mën a xalaat comme ñun nuñ dee xalaatee understand nga waaye at the end of the day that's not the case because affaire bi nu mu nekk di demee is like na ñun suñ secteur bi sax important wut youth empowerment bi important wut at all waaw loolu mooy dëgg government bi nekk government buy jox buy power ndaw yi bi loolu moom is out of it ñoom pour dimbale ndaw yi ñoom leen seen mbir la government bi right now whether they like it or not whether you like it or not Gambia is a failed state people are frustrated ni right now pour nekk ni even this Malo and Sukur yaaga naa ko gaay si ay plateforme Adama Barrow joxut Gambien si Malo instead men si ñu ci on xaalis la Gambien si ñoom den am patience sax for 1 month yaa ngi toog sa kër joxul la nga lekka ba tey nga war a ñëw léegi war a taxaw ñu war a wane waaw Adama Barrow joxu kenn Malo sa taxpayer money suñu xaalis la suñu la ñëwaat so mu def kenn ku nekk war a sa bot ñu ngi ko dis equal ñu emale ko ñëpp ok leena laa la bëgg a laajte ma loolu nekk final question bi ba pare ma mën a ubbi line si soo seetlu bu baax first time bi bu président bi waxee
bi président bi génn pour waa réew mi ñu bari ñu ngi coone président bi dafa ñëw mu waa Gambian si waaye dafa faate pour mu jaajëfal ñoo xam ne ñoom ñoo nekk si field bi opposition leaders yi ak civil society coow bi bari lool si social media bi this time ñu gis na mu génn mu realize na lu mu defoon force one bi ISRA mu ñëw mu jaajëfal ñëpp ne Gambian si luñ doon tëray léegi yow loo am pour analyse foofu noonu. waaw aliment bu analyse mooy xam nga nguuri Adama Barrow nguuri Facebook la gox ni Facebook la. ñoom de focus moo on Facebook dan ñoom fu ñoom am seen xalaat ñun neen Facebook yi ñooy daare gaal ñuy def ak ñu def. su waree ñëw gërëm du man moo tax man. wan naa ko sax ne man. su ma gërëm damaa gërëm opposition bi. di NGOs yi ak doomu réewi Gambie nga xam ne ci biti ak si biir. nga xam ne dafa di pass one moom ñu nga dugal seen xaalis dimbale askan bi. fekk ngi try dëgg bañ a eewu. so moom moo tax man su ma gërëm ñu lay gërëm. wan naa ko si ay plateforme si bëri démb am naa interview bëri loolu laa wax démb ma ne man su ma gërëm. te ko war a gërëm damaa gërëm opposition parti bi. NGO yi Gambien su xam ne ñu ngi si biti. ak ñu si biir kër réew mi fii. ak ñoom Gambien si nga xam ne ñu ngi jàppale. askan bi kan nguur bi ngeen nelaw nguur bi jógun eewu te wan moon ñu yaay seen kër yi. so man ñu lay gërëm. wéra président Barrow gërëm opposition bi ñàkk a gërëm opposition bi. parce que Gambien si gis neen Gambien si nelawul xam ne ñu leen fa nekkal. so loolu du problème. wala ba tey despite gërëm na opposition bi wala ñoom ootawul leen. ootawul leen ñu toog waxtaan. bàyyi doog ku nekk jël sa idea. comme li xew si Sénégal. Sénégal soo gisee Macky Sall am tey nii. dafa opposition parti yi waxtaan na ñoom. ñu ko nekk ko sa xalaat. sa xalaat implement ko tey. te loolu la war a nekk sax. loolu dañ expect. toog ci télé. wax ne waaw indi naa suma loxo bi. gërëm na opposition bi. loolu c'est normal loolu dara def ko ñàkk Gambien si autorité yi xam nañ ne xew Gambien si gërëm na opposition bi. waa MC comme lii laa bëggoon a waa last question bi waaye foog naa dinaa wax benn rek MC Cham comme yow as a Gambian léegi nañ fàtte parti base benn ñaar question lay teglante nga ansa ya benn yoon soo pare comme yow as a Gambian léegi nañ fàtte affaire parti as a Gambian comme président Barrow tawaay bu mu jël léegi gis ne xaalis bu ñëw wala Gambian si luñ moom ñëw na pour gay jënd ay maalo pour jox leen ko yow ba léegi as a opposition party fu nga bokka yow di nga ñëw as a Gambian sorry ñu teg parti line as a Gambian léegi di nga am sañ-sañ pour ñëw gërëm ko wala lan. non duma gërëm président bi. ok. su ma gërëm dama gërëm Gambian si. ok ni Gambian si am nañ président bu ngay am ngoon moom toog seen kër yi. ñëpp xam nañ Gambien xantuma la gay dikk 90% Gambians. mun la dina teg départ ngoon bu kiram. so moom su ma gërëm dama gërëm Gambian si président bu nga xam ne Gambian si am nañ ko. up to this level. amul dara président Barrow xaalis te projet nga xam ne maa lay gay génne fii yëpp. turi Gambien lañ ko def. mais mu nekk loon mu nekk garant de use turi Gambien. so kon lii ay li Gambien la gërëm a ne ko fa dafa mu ne yow sa kër tey sa jëkkër tey. waaw su génnee dépense tey. jox ko doomam bi nekk. doomam bi tey kenn mënu ko wax jërëjëf di. waaye MC fooguloo war nañ koo wax jërëjëf because am nga ñun loolu lañ si loolu lañ juddoo si loolu lañ yaroo suñ nit defee lu baax nga ne ko jërëjëf fooguloo. non doo wax jërëjëf foo ko waxee mooy. loo war a def la sa waruwal la loo war a def la nga am sa kër. nga sa dépense sa jabar mu toogaat sa njaboot ñu lekka. loo def la sa njaboot waru laa wax jërëjëf. waay ba tey moom waaw ara ñu jëlee ko ni MC comme yow ni nga ñëwee si plateforme bi yaa ngi wéet sa crédit bi man jëndaluma la crédit soo ñëwee ma ne la MC li nga def lu baala jërëjëf soo ma foog ne Gambian si tamit num leet moo gën ñaaka soo yow sa personnel opinion mooy waruñoo wax président bi jërëjëf right. waru ko président moo war a wax Gambian si jërë ngeen jëf ni loolu mu ñëwee weer toog seen kër yi am patient. non waay ñëw na foog naa ñëw keroog bu mu doon wax na loolu wala keroog bu mu doon wax na mu ne mu ngi jaajëfal Gambian si ak docteur yi ak social because dafa nekk lu nga xam ne nekkul paa yoo xam ne su nekkoon ne président Barrow dafa dox salaire bi ak ministre mi ak député yi ak officier government yëpp kenn jëlu sa salaire yi for one month jox ko askan bi loolu naa taxaw ma gërëm leen. ok waaye man moom dama foog na ba léegi war nañ ko wax thank you despite num leetee ak despite Gambian si nuñ amee patient pour wax ko jërëjëf foo naa loolu tamit si la bokk fooguloo. waaw yow nanguloo ko ok you have right to your opinion waaw. su nekkoon jël na salaire am
alawaan sam yëpp 1 weer ak ministre sam yëpp ak government officers yëpp ne lii laa dugal si ay coronavirus bi boobu nangu naa ne waaw naa ko gërëm wala lii loo xam ne lii ay réew mi la suñu ne Gambie ñëpp si bokka ñëpp si bokka waaw lii central government la sooy gërëm da ngaa gërëm central government waaye lii ñëpp la Gambie si bu ñu gërëm so yow loolu moo nekk sa opinion bi right yaa ngi sonn si réew mi si réew mi ñu noppi kenn dégg ko ok léegi MC suma last question bi mooy MC man dama gis loo xam ne daf ma jaaxal Gambia lool ne Gambian si ba léegi dafa mel ni lu bari wéccigul so man dama bëgga yow lan ban advice nga am Gambian si ne Gambia war nañoo support any cause boo xam ne dafa yóbbu Gambia si kanam ba pare war nañoo support nit ñi not based on your party wala based on your tribe pour ñun ñëpp ñu mun a nekk benn mun a liggéey Gambia ñun nuñ soonee suñ doom yi waruñoo dem through loolu yow ban advice nga am pour jox Gambians. advice moo am rek mooy na ñëpp ñëw together. 2021 is now approaching. Okay. We change the leadership of this country. Okay. Get it Adama Barrow, you lay a very good foundation, a better Gambia for every Gambians. Okay. Every tribalism, Bokumasi. Politics saga has to. Bokumasi, Malumogum project, you have your ideas, you have your program, you sell to the people, but we are all Gambians. Manula no in politics, Monaco politics saga over the Hassan Nango Malulu. Political tribalism, Bokumasi. Right now we have one problem. Every Gambia voters card. To do elections, we don't get a president Barrow. I'm a very good with the Mama Kande, the cover. I'm Naka in unified the Kabi, together, build a very good foundation for every government and young people of this country. Okay, man kay mom any political party buy support the cause of the youth mom ànd nak yow because man dama gis na youth yi luñ dé def way MC yow mom amul luñ la wa di la wa ne merci beaucoup thank you very much ama naka lañ ko dé waye ci Paul ya ma doma dimbalé ci Paul ma wala lan ci do danke so jërëjëf dé nga MC mu ngi la déglu dina ko am ci plateforme bi next week am so waaw am nga lan la wax mu ne léegi dafa graduate from Brown léegi red envelope la am red mu ne red envelope la am léegi mu ne amatul Brown mu ne red la am red waaw definitely waaye man ñoom Seeku Marong National Assembly youth ñi fa nekk ñoom ñëpp ma disappoint man personally because they are not supporting any cause about young people so oh MC ñu ngi la wax thank you so much si political arena bi wala si political arena bi okay MC thank you Omar Cissé mu ngi ko déglu Seeku mu ngi la naa déglu moom tamit mu ngi am nga MC lan la wax mu ne when are you having me on your show I know you can't wait no problem am nga MC Seeku lan la wax mu ne nga dem jël sa siya bi si red envelope bi no dina ko call after bane MC jërëjëf thank you very much am na kontaan na ñu ngi ñëw ubbi line si tamit thank you very much suma viewers yi suma listeners yi maa ngi leen a jaajëfal bu baax kooku moo nekk MC Cham youth president GDC dañ waroon a am youth president from the United Democratic Party Suleiman Sao waaye provinces la nekk moo nekk problème léegi dina pin number bi and then we will have some few discussions and then we say bye bye mbadi la moy lalu mbadi mandin kola naka moy lalu mbali akedani la wala ketanu MC Chamti wala be layno to me yalon ko atele mo fandin ke wala nyaton koti ni na da GDC la party to naye kacha bunda do mandin so do membe dendin Gambia la kuola and then membe dendin kuma kan la me yalon ko vice president o yo la fo Gambia no ka anin kuol mem fana yalon ko be dendin Gambia la nyato tala me yalon ko mbele ya kele nin 2016 kaje ko Gambia be damen to ay boji
ku jama be je an say me yalon ko amam falin and then ay Gambia nol sila ay dol kijol fara mel yalon ko Gambia din kendo lem ay jama la kijo fara say wo kama mba falale ko ala baraka kadu wato watin tata pasila damma ka fale ko ala baraka atol me yalon ko wato watin nim fintita atol kan jibe albe programme siala ka badiya kacha ke membe den din Gambia la ko wala Gambia man sakunda la ko wala ani tol Gambia dingol be nyanta kan jikol fali nyamen ka jibe ko be nyode mala nyaadi le Gambia ta nyaado woto ni wakata dama ngala number pin du male mbal dane la mo kanam call messenger la ni me lafta ka call ke sa call ke no la sai number be pin du male so wakama dama mba falale ko ala baraka bake yaay maymuna mbaye jibe ga mba falale ko ala baraka na anti fango be jenne me yalon ko sambu munkin de madi bal be nyaadi yal be faynen kodi se ko maron benjibe ka ngalon ko abe korontori na fallu jumale mba so la platform auto membe kala next week ti useni bob ñol be janjo ma wol mba falal commune donon ngana ko modati damen to doron ani kabi Gambia be keno la kilingoti nyaadile ntol be keno la kilingoti nyaadile Gambia bitano nyaato nyaadile katu ntol Gambia no ntol batatale ntol be yalo no kontol Gambia no batata munyolal munyatale batata fembuka wok munyatale batata my darling greetings chat marandi bo mum fala only and only one nati ambaga chahan wala ko wala so nata dunda dama fansa posta dama nga konto muna madam wolati wakamala dama wala na wato wati mbe fintila nga nyo akilo bulandi nga nyo so akilo la and then nga mol so akilo la mel fana yalon ko mam faham roke ku jamala so mba falale ko Gambia mu mobile tati mola banku di yaman for mola banku di yati mola banku di yaman tambi mola banku di yati nga jela ko Gambia yetara siri ye bay do ko la because ibe political party mento woto be tribe mento it doesn't make sense nga jela ko Gambia yetara siri so kono ye koli ko ye bay do ko tol it doesn't make sense because ibe political party mento nga jela Gambia because he mantara political party dol support kan ani sulata haji ken dol fangola pra jara Gambia fanga ka kolayale wakama Gambia man sakunda ntol be jayirlal ntol mbe jayirlal de nte personally mbe jayirlal ye manu men samanan ka dina Gambia dingol bari wo man ka nyande nana da funding ke wala karola Dr. Aissatou Touré kabiri last week ngava Dr. Aissatou Touré kumo memfo nte personally man funding ke dola violon but nte personally is so disappointing because one Gambia man sakunda ni nata youth empowerment na ibuka femfo Gambia man sakunda ni nata women empowerment ibuka femfo nimmem pareta wala fans club lo nimmem pareta wala yela movement no lo melia lon ko damantara nyum movement to melia lon ko damantara nyum fans club to wol buka benefit soto wol buka nafa soto ani doku kendo ni lafta la Gambia inyata tale mabala e political party le koma yeta yewo political party nyin support pour ye doku kendo soto Gambia molbe Gambia le melia lon Gambia din kendo lemu i 40 yela kayti kendo soto ibe doku kendo le damantara political mento yana dama ye bay because ida mantara nyum political party la kuoto wala yatina Gambia nulu ngamira mbe nyanta nyoji be la sorry hello wow ame so Gambia nulu ngamira ntolbe nyanta kawo jibele kafoko ni faram men kata tem falindiro men kata system o kono womatina moye de jam seku maron mbeto tala jana next week ning ala yentum fambulu ngalo no wolum fana mbekala lundolete bare fuyum falo matina national assembly nte personally nte national assembly nte disappoint na at force because nte kabiringa funding ke wolda maja national assembly nte content la at force nte kumata ko sai ngamira kubekala ana manke Dr. Aissatou Touré la announcement noti on employment wa musa salati Gambia sa me yalon ko atajara la bi atajara la sama barintol funding ke wol fana nyanta na stanta la ngabo gal katula use la all the time ni political leader nata ye use yemba ma nyol samba bulu kosola yemba ma nyol samba tantan kosola yentol samba borila nga bori moto no ma fonga fa at the end of the day ni political leader men sita sirango kan mansa sirango kan wo buka jawo so do naman kentol funding ke wolti ntol batata wala la de
all the time ni diam te ko amari be political talk so la amari be te nte wombe diam la ngafa le mantara ani political party kilinto ni any Gambian me yalon ko be political party we mantara political party wo ye right so to le niaje ko me yalon ko mantara taka right ye finti yafo mbele denta Gambia la mo la banku di yaman fori moti jang mambure njay nga fete jan ndum mamparabala as long as kodo men kadun Gambia every time kodo men kadun Gambia all the time ma longa kadun damento ni mambure njay lota camera nyato ala figo solu la nyokan be pare iteme yalon ko benjibe ga iteme mu Gambia din kendo iteme yalo be na kuma kan la moyka nteni te be ka futa nyoma konto lafta Gambia la nyato talal be pare ngana minister of ngana sister nyima ngana minister of finance de akatan national assembly akalu akafoko ye kaito me yalon ko anyanto pizza na mo so do man kanya wo fongo nyon disgrace man so do dunia kono wo man kanya de mambure njay kata Central Bank of the Gambia akalon ta without any rectification because loan me yalon ko national assembly ma rectify no be akan no la wala nyaadin so comme Gambian tol wol kay amol kamen fonga madi ngo soto wo manja modona ta akamuro soti wo madi ngo kono yalo be kala nyaadi ye madi ngo soto manja moye na ba lokoti kan kuka ka lokoti ikamera wol be Gambia sai be pare modol be je wol be la poso damale modol be je wol be la place le bari nin tonya nata ye tonya nakare nin tonya nata ye murumurin tonya koma ita hanila tonya fala ala la ko bani allo bi muna bekeri network allo sorry allo munin tonya nata wo mari nyolena ye tonya muta ya nakare ka fako fenta keri nin tonya nata wo mari nyole muta ite me yalon ko ka finti ika nafika yake ite me yalon ko ka finti ika wuli yafo ite me yalon ko ka finti ika mol jair because of mo killing ala be kitio tayla mo na tol temal kadu Gambia bata membeje ibuka foko ni mo ba mata da sandiro le ya foko ba ma be MPP le de ibuka foko mo ba mata da sandiro la ba ma be UDP le de ibuka foko mo ba mata da sandiro la ba ma be GDC le wala ne bagaso data la wo man soto anidulato so ni group of people meli alon ko ikefa kata ndi mol ko di badi buteri ka fo mol yalo yento ku ya ko di nyuno la ko la sister Yama ana yo ya tie suma network bi allo assalamu alaikum sister Yama ngejo kota na tela kora man tare kan no makane de mala fitu kamara kunankol ni sise kunankol ni dabo kunankol hani fo baba Usenu lo ya dabo mala sai mo ya foko ndi made wala made konko ya mu talento sonno sun karo nyinkang tura kunankol yalo ngamo ko buga ba monso wala ko to ngawala moy mo kanene wala ntolen jatala mu ta jatol tinto ka sunne binta nge kontom bake ne bismillah program mo to sister Yama kontongola ka fay ko won sege na madam Mubarak baraka bake program o nyun ko maya talembe MC Cham konton na temi yalon ko biya tele la geso nyinti abota jan sa enten baraka bake kontom bake na tentu na la kuma kangol fana moy la kuma kangol fana sa hayata le nyi nyata bake ka to ko nyinem banko diya kanotin ka fele always ada mati moy ni lafte la banko la yela banko kanu ka fentele la Gambian dingole diam masala to ko mi alon ko akuma ya tale ma fala funding kebe funding kewol be ko yo fenti nga nyomma ko e fo Gambia setano nyamin kodi binta mamira Gambia nimbe mankafu ndenta mamira se Gambia bondi nimbata kono kado ko momo mi yalon ko kumete febo itebuka wo after kumi e febo drong iteka wole after oto nyim bulletin yalon ko abala fa wara tabake mi yalon ko futata tembe to mi yalon ko atembo nyin bala fa wara tabake atembo nyin bata wara tale ani toro bata funa wara tale kado ko binta sanji talulu ko man to ni fe wato birin to no lu nyon bañol bo batale kono bañol do batale kono balu man tara soniare balu koliyata ndeysam kono sanje mu wandi fula fanan den na diamo ko kolle de alimbato den tele yama tore APRC yalo de yama
ko nyami alimba to ma fa ko ya ha ma di bi ni mo diamala UDP ngol katule batandile la platform otale yalo ne ko prieta sote je o mu yesi bolati wala yatina no binta sawa kai ko benta ni tele sabala binta o suto mi ko mandila fonni ko yaran kai binta ngo sedi libe mol kankula la afoy ko afa sedi liye ko chance fangota bulu sedili na laftan panga na UDP adoko la albe abe ko yala le ma fonti nala de karo ko UDP mun ta yala tin binta I know na jemi yala ti karo ko UDP is just a name of party but minul pj I think tol bele bota baake dem faake dem bele bota gambe ko definitely but inshallah binala le akela santi bare be kula to mi yalon ko ni soksita drug inshallah go be son yala le inshallah bin kontanta le biwo kan ko ke second quality o third quality kadu ko dun tanane dro line o kun kunun ko kay dun tala do ma line o kuntuta lafta ko makelen no fala karo ko ka mo so 5 minutes le la kadu to ko na ko ni ngati amu muta mukabula binta Gambia betano la nyamin wala ko to Gambia din kendol be nga fenti nga mobilize nga nyomuta nga banku dia fasa na political difference landi momo yela on political party sotole because of B niaji bi yama be APRC yama be UDP do be dana kaka diamu ila leader solie Gambia betano la nyato fita minila so wala na bi momo be jang bari ni tata yaje ko ite la vitamine ite la fifingo mantara wodulato I think say ite be fintilale yellow just stand by yourself come out to speak the truth because for your country, for your mama land, for your people. I think this is very important for all of us. Each and every Gambian, this is the right time being of finti and tell city and a politic difference on land. Because politic mukolete mi yalonko and the lasting neti. And to babul minulia political from create. Imagine to babu they don't behave like this. So why be not into African or be brainwash to African or be young la politiko ndaysan damangola kari tele beteng me mete febo ito ko hani wo betiatale bare mi yete febo I don't even know how to explain billahi bala fa warata baake this is very sad and then nila mole ko makelim fa janne because ngani fertilizer njele mi fintin di kadi Gambia nolla bare mol man tara sama wato kono and then I think agriculture e man tara ki ma ko karon ko fertilizer drone te ku fertilizer drone tatina ila seno e sembo soto ndaysan ate work nola in fact more ya mako yeko do dundiji yalom binta I'm gonna say this to Gambian people we have to be very 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 careful in ourselves especially in our country any fertilizer is not very good akamola bankole tinya akamola bankole tinya bitun to Gambia tole wal ne nyin din to lan tol ba celebrate la ba fule ko thank you this is not good inata le ka Gambia ndaysan di know how ko nyine tinya ndaysan di know how of the day tubabo be minute ki kam pukan tol african la fengol because tubabo do jang ni tol mo fertilizer use ila fengol bukata so be why binala be new fertilizer idol ka use fengol be la fengol be wala fengo be not good for our country binta akamola bankole fa isa ni fengo Fiji abukatano ndaysan ne kan ka foko ni mu jambando le tinga jambando min lon kunun tol dindi mani bi jambando ni man killing Gambia non ali wuli ali nga sada dano bula ali nga wuli ngan tel siti nga doku magjan ko kodo be Gambia tundo konole kodo bi jela munatinna na masa kundabe mo la kodo talaka mo la kodo tinya ibe sirin banyol be sirin na makol man ndaysan bala fa warata I think this is the right time Gambia diko nyaka ka finti na jamu ni na Adama Barrow nga bulaka Adama Barrow noma anala masakunda mi yanako these people are so clueless adu momore ni Adama Barrow so ponte yama to the masila kafo take Adama Barrow ko noma because
Adama Barrow, he's not a smart person. Adama Barrow mal londo le soto. Adama Barrow man karang. Adama Barrow mal masa. Pura Gambia la masa kunda. Pura na Gambia masa kunda la naflo be busimbulu. Banyol hena. Million dollar dunta Gambia. Asiata. More than 200,000 back of rice. How many Gambian citizens are in that country? How many? 2 million people. Well, billah bala fa waratam. Yalo sister yama. Yalo ko badi ngo lafta ko do la bari ni wularo ninki an ka do la bedi yama ka mero la ma akonye ko muna million o men ka dun Gambia tol fanan ka mo la akonye tol ka mo entulo la. Afo gale ko do be Gambia tundo konole. And Binta because ngabo fanang Minister of Health and wulia ba katangol minute pakai tandu mo ko itoli million jamale dundi fenko nyito this COVID-19 and then I think iko only 10% when the COVID-19 soto Gambia tundo kono. So for 10% all did they put them in the hotel still now or in the hospital? No, sign them from Gambia. Is it now 1 or 2 case, Mamraman Atambita wala sign? Because some days ago it was 1 case. Yeah, I don't say because more than a press conference, GB, but it's sometimes important. Kala GB, Molka follow cooking olam. Ni minister nareka cooking olam. So I had in the Mojama found a press conference from GB, but it's very important. We know. Yeah, it's very important. We know. Gambia bulala kula to mi yalon ko sama bar lale mama rewa dingo ni mumuri wol e bebe ni recruit lale because at the end of the day because and then tol fan the responsibility bale sotola because we don't play our part so this is the right time pun be finti na role play na play kai ka masa kunala ko al man karantonti al man Gambia protocol multi al man dunyalo multi kama tale bila to mantama understand Gambia lo I know Mamia Fonko, Albekela Gambia President Multi. If they kill some of them, we know Gambia very well, more than you guys do. So please, Danila, Al Gambia la Kodo Bondi, I don't you fertilizer me natina, Wakanatina, Lamina Combegina, and you million already. You millions of Alba Bondilla Lesini. Afoy SAS Lesotho member Senegal abakora investigation all when you could you farm and nyoma follow. Afoy go nyina. Many things are going on in our society. Binta, Mobe Kanala Wati Jumala. Ainte jahal. History repeat itself. All the time. History repeat itself. All How the time. many good years? More than 54 years ago or 55 years ago. It's very sad. Going in our society. It's very sad. Being Nikama Adama Barrow support, for what reason? Is that what we vote for? No. I didn't think so. Is that what we vote for? No. So this is the right time, Gambia. Let's wake up. Let's stand to fight this corruption. Billahi wallahi tallahi. A UDP, a GDC, a PPP, any political party, a APRC, Gambia Dinkendo, the political party, Beleto, a Fenti, na Sifata Fasiabula, na Willinga na Banco Doku. You are right, young. Generation. You are very right. Abaraka bake. Yaba baraka bake la kuma kan lo asayata. Go mbele den tala banku dia. I love you too. Ciao. Yama tura baraka bake kumul men fo hasayata bake modo be line nota. Allo assalamu alaikum. Allo. Allo we. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Todi mani be kol ke kam min tole. Nde mbe kol ke ka Espagne Bangkok. Okay, todi ma. Nde Musa konton. Wali. Musa nge bismillah programme to. Kota le programme ni nyam kontana bakel. Abaraka bake. Amala yejo. Kombato ne ko do nya fo thank you so much ali aka ngani o men alma ala ya sara amin ya rabbi alma ala beso sima yani jata kende yani amin Quran men bekere alman kala moy la talan kanan ka jela amin ya rabbi amin katin bade misimo be kisama amin ya rabbi amin kemele dimba yali kunna
amin ya rabbi yo amin muntal mambe ke bayala amin yo ne konto wala wo musa baraka bake alma alaye jo amin alma duwa talalantema amin sima bani njata kende ya ne arje firingo amin natam faye wulala man be se lam faye amin alma fangol kala fangol la silo dante lati amin allahumma salli wa rama baraka bake baraka musa baraka bake Espagne banko kan komi nga fale nyamen dorong nka fole abe nyame amanjari nyonenna amanjari komin dalta ka fa nyamen damako ni men nata na platform to ay ka jele ko ka dati men nam bokane ndir ke bari to nya ni wonata be to nya falale nin to nya fo botala nga ke bakilim fa kilonti la min sila ko la min sila kana magjane fale fango kana danko fam ni yudi pinkol ni nata wato yama ture bintanja bari be men kele la ngi lonne woto anika bi doron komi nga fale nyamen damma doron wato wati mba katala nga nyo akilo bulandi amanke ko menkana platform to atela akilo warateti amanke ko menkana platform to atele diamo notino ntol be kanyan tale bari momorondin ala ya so fenna la me yalon ko ase menke no wakama antaka jibir lalu anila moy lalu keten to baken ke jayi katu ndi alon ne ko mo jama yalon ne ko Gambia tol bota men kono mo jama yalon ne ko Gambia nga bata menke mo jama yalon ne ko Gambia ani sambe wo bata kilon la kono ku danta no falintale bara ani kabinga jela ko man sa kunda sa ku ke no la me yalon ko wala gana bambanta man sa kunda sa ku ke no la me yalon ko wolbe Gambia no gana ma koy kam kabirin 2016 president Adama Barrow wulita de maro membe nata Gambia only God knows kabiri sa fo wonim bitema ntol buka fenje Gambia ani prastamon pour ya sota kole yatale karambungol ntawol fala Gambia ni man ko do soto idingo bukata private school to woto wakatara public school la fajanni pray karanken do fango soto wo fanka kole yale so woto ayitandi le ko Gambia ani say ntol femman falin waya ayitande ko Gambia ku dantaw men falinta fayin mol fan la falindi de Adama Barrow man fem falindi to le jam falu ka foko bayrin say mobe ka diamu no faye mol fan le freedom fight mol fan la ke freedom keta so ni men kasi ka foko Adama Barrow le freedom dia la Adama Barrow man freedom kilindi mo la Gambia nol fan la kel ye freedom kele Gambia nol fan le freedom di fan la wo ni wabata je modolu ala ko beni ba fala ko taxpayers money mol ba falale fadiata Adama Barrow famandia Adama Barrow mol ba falale katu Adama Barrow palaso wala karafatema so nyaaje bi mol be ba fala ko Adama Barrow fintine e mol mako mol la palaso la karafatema andan ko do men ka dun Gambia no tolala ko do nyin kaneta kam because palaso nyin wolba karafarima wala na mol kafo so ni wakuyata meye ibe fanna fala katu mol la foro mol ba wakala fadiata te fa kuyata te mol be men fala e bo fala ni mol Adama Barrow mol buka Adama Barrow neng mel kana fana wolbe je bari mol ka system woni na challenge system woni wala man tara wokka and then wo system mo me yalon ko man tara wokka Adama Barrow mu wala nyaton koti system mo me yalon ko man tara wokka Adama Barrow mu system wala nyaton koti so fo mol se Adama Barrow tofo adiata meyewo akuyata meyewo fo mol se Adama Barrow tofo because system woni wala man tara wokka agriculture man tara wokka jata kende amantara woka ku jamol be kerine mel mantara woka so fomul se diam na tara ko Gambia nga jata kende afango soto mbe ala tendo jata kende amantara takan karango mantara takan normal agriculture mantara takan normal be pare melialon ko albe Adama Barrow support kanne alia expect ko Gambia no leta si yela ngandal sil wotekela bi atakela sama atakela sininde fadiatale fakuyatale molbe diamula ni anything mantara takan right molba fight lale both day and night Dr. Aissatou Touré yalo kabri last week mol ni tabe nyola hypocrite melbe dala anin nafikol melbe dala iba fala ko Dr. Aissatou Touré même fo Dr. Aissatou Touré lu wa lol moy dega yo lo nek di xaar do daw makat square bangi ndale malo bangi tegu yo loy xaar do daw fofu nonu nga dimbale ñu ngir yalla Dr. Aissatou Touré nekk Ministry of Trade European Union millions of euro moo fa ñëw lan lañ ko def
seen training workshop bu dul jeex xaalis bi kenn amul naka la fa demee docteur Aïssatou Touré ñëw mu ne xamul dara lu ma wax docteur Aïssatou Touré ana yow amuloo ay doom amuloo ay mbokk ñu laa dimbale ñu loot maalo bi ana yow boo doon ñëw si media bi pour wax à Gambien si danga fàtte ne docteur Aïssatou Touré am ngeen ministre yi ñu mën a def loolu noonu because pour ngeen dem si ministre bi sax waa gars yi dimbale leen da ngeen ko ruus gàcce rek moo leen jàppoon gàcce because da ngeen wax ne you people those soldiers are not loyal to your government moo tax every time soldier ñu ngi fale di xiif di mar ba bugg a dee moo tax dem side boobu noonu sax jafe-jafe doo leen fa mën a dem di ngeen toog ci askan bi rek di wa soldier yi they are not loyal to us they are not this they are not that léegi nga soxla leen ruus leen sax nga ne soldier yooyu nga naa dem jëli isi leen ñu ekkat leen maalo yi di ko load di offload because you don't trust them that's why everything ngeen bàyyi leen aside alkalma la men la tata wala kumandina konko be fale la ila military bara sol kon al yal nyaka sila al mela welfare al man fale koteke so pura leta wo soja rolo aleta nyatili wala al yesa mana yemano sila nda wala al malundi kabral man option ta al man al kontili la mena nal man la Senegal soja rolo samba yemano selendi ya man la Senegal soja rolo nal ekomo soja rolo samba yemano selendi ya jindale anyanta wala sambala ya jindale ito Dr. Aïssatou Touré imam malu iman sila ito Dr. Aïssatou Touré ikatalo ikafa Gambia no lieko you should even come with respect yena ya announce consulata mani selendola ikana ikafa ko nin sita television oto nin sita dulato ngatula moylale iba fala ko there is no employment youth employment anita nata as president fa ita solve nola because amantare jang amantareja melialon ko ye Gambia soto juso kono aka tara wolleje bari te Dr. Aïssatou Touré ite nyin filo be male ye Gambia be membe je mo ma soto ite Dr. Aïssatou Touré problème mo membe Gambia mo ma lo ite Dr. Aïssatou Touré baro wana tara sita office o kono campagne o dama wole wa samba dulado bari te Dr. Aïssatou Touré Gambia huru ngaram baran sikin saka idunta be lot andeni yalon problème mo membe je imang femira ikana lo iko ka Gambia dindi wala khas ite me yalon ko be mansa yala ite mun ka Gambia fannin kewole ite Dr. Aïssatou Touré membe mansa yala ni la government bi ale mun ka Gambia fannin kewole ani fen al molake waya ite ndile ko atole mol felle atole système o fon le mol fel atole funding kewol fel atol bukalo dulata fa fale funding kewol effort fangoje ali afoko funding kewol ba kataka na la baraka kabirisa fa ñing COVID-19 sida up to now every day hika gambandingol leje Gambia funding kewol leje ibe mani jindol ibe mani serendol ibe siendin sangol ibe omo sangol ibe sambala wandi molma watay mo man sakundale albebe siringal la bunkono albe suboni jabu nim pompitere chucha kanje albado makalbe siri at the end of the day alman femira alkal kanalole alkana Gambia funding kewol la khas kafako is this not a job this is a good job mama fa wo do ko ni is not a good job but na tade to Dr. Aïssatou Touré te ko tani la man sakunda ka wo do ko la kuma ni is a good job you people have failed atol fail tale so ni nata ndike dani men to Dr. Aïssatou Touré all the time ni nata your frustration o membe la malo anila kamfa membe la keep it to yourself wo mabo hello assalamu alaikum hello assalamu alaikum mejan don kotanante mbe finding kotanate la todi mani be kolla min tole mbe life le yeah because you number ta life le oh you wanna say something private sorry you wanna say something private il have to come in for but il have to contribute la life la or il have to contribute la for mu but in be life la so il have to ngaka life or what more understand